lieutenant Mbaye Sady Diop bu police salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Babacar. sànq maa ngi naan porte-parole par intérim bu ministère de l'intérieur waaye njuumte la porte-parole par intérim bu police bu Sénégal. waaw loolu lañ ma dégg fan yi nga xam ni dañu dugg. waaw di fàttali ni ci ministère de l'intérieur nga féete lii ñuy def ni sax xam nga ko journalisme jot nga cee defas lëf ca Sud Quotidien ak ñoom seen kon lieutenant Mbaye Sady Diop maak Barthélémy Ngom bëgg nañoo waxtaan ak yow li gaañi di waxtaane fan yi mooy ba xam réew mi kaaraange gi soo xeewul am déet misaal gi ci faat gi ñuy faat ay doomu aadama ñaar ñi ca Kër Massar enquête dina ko leeral xëy na waaye dëgg-dëgg est-ce que li ñi ñenn ñi di wax amut maanaam kaaraange gi des na ci Sénégal. waaw maa ngi leen di gërëm ñi nga xam ni tey jii nii ñoom ñooy seeni auditeur di leen nuyu di wax man dama am benn gis-gis moom mooy ni ñun dañu tànn sëñ Babacar aar doomu Sénégal ak ñi ñëw Sénégal di fi dund ak seeni alal waxuma bakkan bu rot mais bu ñu jëlee alalu kenn ci ñoom rek ñun dañuy gis ni am na lu ñu war a def xëy na matewul loolu tey bu amee ay bakkan yu rot dañuy naqadi di jaal ñi nga xam ni tey ñoo ñàkk seeni mbokk di leen masawu di wax ni naam metti na lool mais ne nit ñi delloowaat seen xel wala ñu dem defiyaat yenn jàngat yi xam ni Sénégal fii mu toll nii dañuy wax macha allah li ko waral moom mooy ni am nay dëkk yi nga xam ne tey dañ naan la ñeenti minutes wala ñaari minutes ak fanweeri simili seconde yu nekk ñu faat fa doomu aadama. est-ce que loolu nattukaay la est-ce que wareesul def rek li nu war. yokk yëf yi bañ a xool ca la xew feneen naan minute nangam doomi aadama nangam sangam faatu fa ci wàllu ñàkk kaaraange. Babacar bu ñuy natt di xayma kaaraange dañu koy wax ci lu bari tey li nit ñi di wax insécurité dañuy wax ñaari cas yu yëmbal yi nee naa lu bare la parce que dama waxuma Kër Massar dama naan lu bare la ndax man dama ni bu ñu sàccee rek ñu ni diw fëkk nañu saagam damay am lu ma naqadi démb ci guddi bi may wàcc lii dal ñenn ñi dal na ma xale yi fëgg si oto yi pour songu jël li nga am mais bi ma wàccee xamuñu ni woon alkaati dañ ko seqal donc damay wax ni am na li nga xam ni war nañ ko mën a taxawee damay faral di wax nit ñi di fàttali ni fii mu toll nii lii nga xam ni moom moo am ni muy méttee nit ñi ci yëngu tey ki ci jëkk moom mooy ministre de l'intérieur boo jaawalee ndax ministre laa fi toogal wala police li ko waral mooy na nekk ni depuis 2011 ministre laa doon waxal wante bi ma génnee école dañ ni ma kaay dañuy soxla waat nga nekk toog suñu wet ci police bi moom moo tax ma nekk fa damay wax rek ni ñun duñu wax ni li am mettiwul mais nañu nangu ni ñi nga xam ne ñoom ñoo yore karange gi ñu ngi xar seen tànku tubéy pour def li nga xam ne mooy seen wareef. gisuñu leen de da nga yaa ngi tudd ay yeneen réew xam naa ay États-Unis ak France ngay wax waaye foofa lu yëfi ñàng-ñàng di nga gis ñuy def patrouille auto police yi di wii di nemmeeku mbedd yi ak ñoom seen loolu nag moo amul fii. Babacar xëy na dafa am li nga xam ni melatul woon ni mu meloon mais nee woon naa keroog bi nga xamee ni kii moom mooy inspecteur général Ousmane Sy ñu fal ko wala ñu tabb ko mu nekk directeur général police bu bees bi keroog bi mu toogee li mu jëkk wax moom mooy ni li nit ñi di wax daañu ko saafara ndax dégg nañu li ñuy wax police bi te loolu daañu jóg taxaw ci taxawaay bu mat démb ci guddi bi ma loolu dalee man dama woo commissaire bi nga xam ni moom moo jiitee sûreté urbaine ma woo commissaire u Parcelles Assainies wax leen li xew ndax xëy na bu fekkoon ni duma alkaati wala mënuma jëfandikoo yenn yi démb mën na maa bokk ci ñu ñuy lim ci loolu mais bi ma leen woowee wax la am na enquête bi nga xam ni dafa ubbeeku li doon am ci autoroute bi la doon amee sorewul sax ci biir Ndakaaru gi nee nañu am na ay xale yi nga xam ne dañu commencé woon di teg ay briques ci kaw tali bi boo ñëwee ba jub ko boo gisee brique bi boo freiné ñu dal sa kaw ñooñu fii mu toll nii bi nga xamee ne ay nit dem nañu ci police bi wax ko Babacar ñi ca war a taxaw nañu am na ñi nga xam ne fii mu toll nii teg nañ leen ni loxo te enquête baa ngi continuer li ci des moom mooy ni am nay affectation yu bees yi nga xam ne am nañ ko na nit ñi nangu ni
dafa am lu amoon Sénégal gis nga jamono ji nga xamee ni agression mi ngi am doole bi Babacar biir Sénégal ba nga xam ni suñu jigéen ñi kenn mënatul woon génn ak takkaay dafa toll woon fi nga xam ni police bi ñaari oto la amoon ci biir Ndakaaru ñu koy wax benn yu Poker 35 ak Poker 36 bu bii dépanné beneen baa ngi paan oto yooyu ñoo doon wër biir Ndakaaru tollootuñu foofu lii nga xam ni moom la askan wi bëgg nit ñi daañ ko def démb dama seetaan ci benn télévision ñuy wax ni fii mu toll nii nekk ci zone boobu ñuy wax ni fa la yëf yi ambee Yëmbal ak Kër Massar am na li nga xam ne xew na fa kenn mënatul génn ndax gendarme yi ak police yi commencé ñuy def raaf lu bare. xam nga li ci am bu ñu paree dañuy wax ni askan wi kat waaw dañ leen sonal dañ leen def nangam nañu bàyyi nit ñi def seen liggéey. li ci des nag damay wax ni nga may ma Barthélemy ma egg daanele foofu. nga ñëw sa laaj damay wax nit ñi nii karange du yëfu police ak gendarmerie kese sëñ Babacar ñi nga xam ni tey ñooy agressé ak ñooy def yenn yi suñu kër yi lañ dëkk ci bopp ko ñi dañuy toog xam nañ gone yooyu kenn ñemewu leen dénoncé parce que dañ naan damaa rus Babacar Fall ndax doomam la Babacar ni comme doomu Mbaye Saade nga fa duma ko wax nañu dénoncé ñooñu te am na ay numéro yi nga xam ni mën nga ko dénoncé te kenn du la xam. d'accord colonel wax nga ko léegi ci jamono yi agression di lieutenant nga baal ma lieutenant wax nga ko léegi colonel Amine aca colonel Amine waaw wax nga ko léegi bi agression di tar Dakar mais léegi beneen façon agression la da ngay gis ay nit ñoo xam ne sax dañuy ñëw fekk la sa biir kër dajji kër gi jël li ñuy jël dem am na gox yoo xamante ne police sax newu fa bari na ci même fii ci Dakar sax am na zone yoo xam ne yenn saa yi police du ñu gis police est-ce que problème bi ce n'est pas lié ci manque d'effectif wala boog moyens yi war la police amul. waaw moom laa leen di wax léegi bi ñu doon wax manque d'effectif loolu lu ñu weesu la. bu ñu doon wax mais ba tey dafa mel ni mu ngi fi de. Barth baal ma eggalee rek. bi ñu wax moyen lu weesu la. fii mu toll nii amul commissariat booy dem doo fa fekk lu minimum 2 wala 3 oto amatul. li nga xam ni moom la gendarmerie am nit ñi gis nañu ko li am moom mooy ni lu may nangul nit ñi mooy ni occupation bi patrouille boobu nit ñi doon wax lu war a nekk la ci heure bu ne damay wax ni li ma l'ancien DSP doon wax góor gi fay da doon wax ni mbedd mi ñaar rek ñoo ko bokk ñun ak ñi nga xam ni ay woyu lañu bu ñu taxawee taxawaay bu mat ñun alkaati woyu toxu bu ñu wàccee tali bi ñu taxaw fi jàpp naa ne fii mu toll nii suñu taxawaay moom mooy jël tali bi ba ñooñu toxu ci tali bi. Mbaye Sadi Diop mu yor kàddu ko police mooy sunu gan dañuy wax police ak gendarmerie yàgg nañ ko fee junju dañ naan fii gendarmerie ko moom fii police ko moom est-ce que la ñenn ña xalaatoon ci ay jamono waree su ko dëggal léegi jël police ak gendarme boole ko def ko mennum koor ndax yéen sax ci seenub liggéey léeg-léeg ñàkk a mate gi tax na ngeen lëkkaloog gendarmerie pour di def ay intervention. waaw loolu moom jàpp naa ni ñi koy wax xëy na dañuy xamul rek xam nga fii mu toll nii zone yoo répartition zone yooyu ñu toll dafa am li nga xam ni moom moo koy waral moom mooy ni dañ doon jàpp ni ci biir ville yi police moo fay nekk ci campagne yi gendarmerie moo fay nekk mais bu ñu jëlee fu mel naka Dakar yaatu na yaatuwaay bi nga xam ni police mënu ko woon matale ci fépp te am na zone ci biir Dakar yi nga xam ni comme ay village la woon donc gendarmerie ñoo fa nekk mais li nga xam ni tey mën naa leen ko wax samay kilifa mayuñu ma sax ma wax ko parce que ñoom ñoo ko war a siiwal mooy am na lëkkaloo bi nga xam ni am na ci diggante gendarmerie ak police bi nga xam ne dañuy toog waxtaanawaat sax ci zone yooyu nan la ñuy taxawee ak nan la ñuy am xëy na tey dama leen koy jëkk wax ñoom ñooy boroom loolu bërki démb ñun la ñu dem seeti ki nga xam ne mooy haut commandant de la gendarmerie ñu toog waxtaan jàpp ni ñun réew mii nii ni ñuy def bitim réew ndax xam ngeen ni bu ñu génnee di dem dans le système des Nations Unies bu ñu fa eggee. amul gendarme police la ñuy wax. waaw déedéet dañuy wax sax gendarmerie mais bu ñu eggoon tey jii nii comme man dem bi may demee nga xam ni man kenn maay demal sa bopp dew ma ci contingent bu ñu eggee commandant contingent bi ki nga xam ne mooy kilifa gi mën na doon policier wala mu doon gendarme ñeneen ñi ci des ñëpp ci waawam lañu toll. donc nekkuñu ci fi nga xam ni dañuy am rivalité wala déet am nay réewu tubaab yu commencé di wax déedéet nañu dindi koor yi nañ leen boole nangam nangam mais ba fii ñu toll nii jàpp naa ni nekkagul li nga xam ne mooy actualité taxawaay bi daal moom mooy nañu génn occuper terrain bi def la général ñaa doon wax ragal gi nañ ko yóbbu ci délinquants yi parce que nag ay ragal lañu ci ëpp dañuy drogué wu naan koo ci tàcc mu daw démb
li ma la wax ni man kese maa wàcc mais bi ñu gisee ni tenue laa sol damaa yore arme mais daw rek dañuy def. kenn ci wax fa jot a jàpp mais li nga def démb am nañ situation bi dem na ba pousse léegi nit ñi ku ne yaa ngi armé wu di wut sa ngànnaay ci lu jaadu ak lu jaaduwul nit ñi ngi wuti fetal di wuti semmiñ ki kuuru Baay Faal di def seen suuf oto loola ñàkk kaaraange gi mi ngi ko tàmbalee jur te loolu tamit xëy na gënul bu fekkee ku ne da nga yor sa ngànnaay tey ci dëkk bi. waaw xam nga gànnaay am na gànnaay yi nga xam ne moom yoon da koy tere. moom mooy tey ku yore fetal bu yoon teree ngànnaay te ñu bëgg laa sànq nag nooy def. Babacar bàyyi ma eggale mooy fetal yi mais yet bi ak yeneen yi nga xam ne nit ñaa ngi koy aaroo. bu dee yet moo ko sës nag liet na. moom laa lay wax. dama ne yoon faat de ni ngay gis. non faat xam nga ba ma wax nit mu daanu mu faatu loolu dafa yomb dama bëgg rek ñu waxtaan ci waxtaan boobu li nga xam ni moom moo am tey nit ñi li nga xam ne mooy seen wareef dëgg du loolu kese démb la ma lay wax Babacar bi mu amee xam nga lan moo tax ma bàyyi waa ji ñi ma wër ñëpp dañu wax mais dimbali ko baal ko te xam nañu ni loolu la ñuy yendoo diggante unité 7 unité 6 li ñuy def xale yi ña fa dëkk ñëpp xam nañu ko seen buntu kër yi lañuy toog def ko barki démb bi nga xam ne ni sama belle-sœur bi wax na ma ko dam ne ko daañu seet loolu nan lañ koy saafara mais démb ci guddi ci sama kaw la dal li nga xam ni moo am tey moom mooy ni sécurité bi lu global la yow mii nga xam ni journaliste nga yeewal askan wi ci ñu xam nu ñuy def tey ki fëgg sa oto naa la laal nga ma bu mu la taxaw na nga aj say vitre moom am na numéro bu fekkee accident boo daw la na ko joxe fañ koy joxe mais lii am tey mooy dañuy nëbbatu liy xew ci koñ yi lay xewe ci biir kër yi lay xewe Babacar Mbaye Saa di xëyul gontul bu nit ñi dee xëy lay tëdd nelaw bu nit ñi dee tëdd nelaw mi ngi dox am na fi maa ngi koy fàttali yàggul bi nga xamee ni xale yi demoon ba jënd ay car bis yu mag yi nii di ci dem ak di de alors que ñëpp xamoon na ni amuñu fenn fu ñuy liggéey na nit ñi bàyyi li nga xam ni moom moo am tey nëbb boobu naan parce que dama rus diw wala diw mais liet naa xëy na li ngay wax fii Dakar la mais par exemple da ngay dem ci zone rurale yi da ngay toog benn boutique benn magasin ay nit yu jóge fële yéeg benn oto ak seen i ngànnaay ak yëpp ñëw dal ci kaw boutique ba dajji ko jël xaalis ba yóbbu loolu moom pexe amu ci. Bart du Dakar rek barki démb Kaolack la woon la ñu ñëw bëgg. attaquer parce que li ngay wax naan ñiy agressé ñu ngi ci biir kër yi c'est peut-être zone urbaine yi ngay wax. non fu mu mën a doon xam nga ñooñu jël oto ñëw def li ñuy def delluwaat seen waa kër yi xam nañu liggéey ñu leen di jox alal dañuy am Babacar xam nga Bart li am. moom mooy ni du zone rurale yi dañuy attaqué barki dem nee naa la Kaolack la alkaati yi échange ay tir ak ñooñu nga xam ni poste bi la ñu bëggoon a daaj. poste bu Ndorong. waaw ñooñu fetal la ñu yore léegi li nit ñi war a xam moom mooy alkaati dañu dépassé fu ñu yore PA arme de poing boobu nga xam ni boo koy dóor 600 mètres lay yam léegi arme de guerre dañuy def parce que ñañuy jàmmaaroo dañu yore arme de guerre te da leen ko jaral ndax ñoom ñoo tànn ni lii lañuy def aar askan wi. aar seen alal. léegi nit ñi bu ñu bëggee aar seen bopp liet naa nu ñuy def. man de bu la yëf yi bettee ñu fekk la sa biir kër. bëgg laa sànq yàgg sa njaboot. tey damay wax ni ma bu fekkee ni am na li nga xam ni moo am moom mooy ni kenn amul droit yore fetal te amoo autorisation kon kay aar boppam du loolu Babacar na nit ñi dénoncé dama ñuy dem Rosso Sénégal ñu ànd ak général Pathé Seck à l'époque moom moo doon ministre de l'intérieur bi ñu fa demee. boobu terrorisme bi ngi commencé Mali di yàqu ñu ne nit ñi de bu ngeen gisee lu ngeen war a wax xam nga ñan ñoo nekkoon di ñu xeex ci commencement ba journalistes yi non on demande la délation oui ñun duñu kenn demandé wul délation mais sécurité bi ñun ñëpp ñoo ci bokk Babacar li ma gis te jaaduwul jaaykat bi nekk sama kon di jaay li nga xam ni damay jàpp ni doomu diw la wala sama dëkkaale la mais la muy jaay bis a ngi ñëw mu egsi sama kaw du ma nangu mu nekk sama ko tontu woo daanaka sama laaj bi dama ni bu la yëf yi bettee. bu la yëf yi bettee zone boo xam ni gars yi ñu ngi lay bëgg a sànq nooy def. Babacar bu fekkee ni mën ngaa fayu sa bopp nga fayu wante jàppal ni ñi ci ëpp ci ñooñu amuñu lu ñu fayoo Babacar. na nit ñi am na këf ku feeñ fan yi lu ñu koy wax taser day am courant nga xam ne boo ko bësee rek mu maasaate boobu moom jaadu na am jaaduwul. fii mu toll nii loolu moom il faut ma dem laaj ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yore bureau bi nga xam ni moom mooy saytu armes yi ñu wax ma loolu ci ban catégorie lañ ko teg. am na ku toog këram sàcc ñëw mu dóor ko mu dee ko ñu mujj ko tëj. waaw xam nga tëj bi moom du ñun jàpp bi daañu ko def yoon moom mooy seet li am tey moom mooy ni na nit ñi wóolu ñi nga xam ne ñooy doxal yoon ci réew mi xam nga Bart li nga may laaj kooku rey
bu fekkoon ni mën na ko téye xëy na yoon am na lu mu sa teg ba tax mu def loolu. bërki dem damay waxtaan ak ay nit ñuy wax ci accident alkaati yi dañuy rey nit ak oto daw man leen accident de bu amee tey nit ki dawal otoom daw lu bari dugg ci biir kër fekk nit ku tëdd ci biir këram ak njabootam mu daaneel mur ba rey ko lu ñuy wax ni homicide involontaire. man ko alkaati biy dawal oto rey nit ndax du homicide involontaire. nit ñi nañu delloo si waat seen xel jàpp ni réew mi di koy defar du ma sàmba ak ma demba yu jóge ci bitim réew ñun ñoo koy defaral suñu bopp. waxtaan leen ak nit ñi jàpp ni tey ñoom ñoo am kaddu nekk ci parti politique yi nekk ci société civile nañu yeewaat askan wi na nit ñi di waxtaan. du rek ci li nga xam ni moom mooy ñi dee ni liy xew tey ci internet bi nit ñi di wax non alkaati yi waruñu surveiller internet bi musiba la. tey fii mu toll nii ñuy wax pédophile ñiy sàkku gone yu ndaw yi ñu ngi fiy tas àddina ñiy naxaate bërki dem ñi ngi may wax benn kilifa diine gu mag gi nga xam ni oto la ci ñàkk ndax photo nañ ko photo bi nga xam ni jekkul daal di ko def chantage alkaati yi jàpp nañ ñooñ dañ leen di bàyyi ak internet bi li xew tey moom mooy ni taxawaay bi ñu war a taxaw daañu ko taxaw moom la kilifa yi bëgg. da ngeen di bàyyi ba dara xew lu mel ni la xew Kër Massar ñu gis leen ngeen wàcc ci mbedd mi di ramas ak ñoom seen bu yëf yi seddee ngeen dem toogaat. Babacar nee naa la option bii nga xam ni moom la ñu jël du option wu ñaari fan ñetti fan. ñëpp gis nañ ni gendarmerie bi au commandant de la gendarmerie bii nga xam ni moom moo fi génn général bi dem nii li mu inauguré ci brigade de gendarmerie ci Sénégal. police a ngi def li ni mel taxawaay bi effectif bi at yi ñu jël ñeenti at yi ñu jël duñu am ñun moins de 2000 yi nga xam ni recruté na leen ren bi ñu tolloo fii président dafa ni dinaa leen jox 1000 auxiliaires ñun ñëpp ñu jàpp ni kon de ren duñu am recrutement 1000 auxiliaires bërki dem la ni am ngeenaat près de 1800 yi nga xam da ngeen ko ci dugal parce que option bi moom mooy ni daañu fexe ba nga xam ni réew mii ñu nekk muy Sénégal taxawaay bi ñu fi war a taxaw tamit xam nga ay auxiliaires ak yooyu di leen jël leen compal leen fay gu taxawul ko demee noonu loolu tam bokk na ci li motivation dafa baax ci policier ak gendarme ak liggéey bi ni mu méttee te sensible lu ne xacc loolu tam xëy na lees war a xoolaat la. waaw auxiliaires yi jàpp naa ne ñi ci ëpp ci ñoom boo leen laajoon tey duñu wax ni liñ leen defal baaxul parce que mënuñu jël ñëpp ñu nekk ay fonctionnaires de police. nañu yemoon rek ci fonctionnaires yi kon dañuy wax 1800 la ñuy jël. mais am na jaaxal nag yaa ngi naan 1800 yaa ngi naan ay auxiliaires waaye tey police dafa mel nii liggéeyam da koo jël teg ko ci loxo ASP yi da ngay nekk ci mbedd mi ASP yi nekk ci naaj bi police ba nekk ci kër ngay nangu permis. Babacar loolu li ko waraloon dama la koy wax moom mooy ni effectif bi néewoon na néew bi nga xam ni ASP bi ñu ñëwee lañu jàppoon loolu mais fan yu néew fii ñu toll nii affectation yi am na ba pare la ñu war a génnee GMI génne nañ ko pour ko jox commissariat yi fii rek ay fan yu néew di ngeen gis taxawaay bi dina soppiku kenn ku nekk rôle ba nga war a joué nga joué ko. en tout cas agression yi daal ba ci Koundar Kamb sax dañ koy day am. waaye agression Barthélemy wax ma leneen waaye fii kenn futeetu fi kenn dama jóge Tivaouane en 97 ñëw Dakar xaw naa démissionné police parce que dama ni man damaa tànn pour nekk kii aar askan wi. jamono jooju xam nga lan moo am Dakar dañ lay futti ba nga set wecc muy góor ngay jigéen diggante 7 heures du matin ak 9 heures commissariat Dieuppeul nekkoon dañ doon enregistré minimum une trentaine d' agressions yi nga xam ne futti laa la wax sa dàll dañ ko doon simi kan lañ fi simeti dàllam ban jigéen a génn takkatul oro na nit ñi sant yàlla te ñun ñu ci taxawaay bi nga xam ni moo ñu war moom mooy fexe ba aar askan wi ak seen yàlla. jërëjëf lieutenant Mbaye Sady Diop bu police nga yor kàddu police porte-parole par intérim.